baax a baax alhamdulilah noo leen fanaane. très bien fanaane na jàmm ak salaam aywa maam dañ dem na heure bi mi ngi dem ah nga ne nu ñu fanaane. rafle. waaw rafle mooy. booy tëdd kay da ngay rafle boo yeewu nga sañse. boo yeewoo sañse. waxin la dégg-dégg la laaj dégg nga léegi xam nga wax ji fu mu féete ba léegi xam nga kooku ay ca garaaw la am même problème après naa la koy expliqué. ayca nuyu nañu leen yéen ñi nga xam ne yéen a jàkkaarloo ñun waxtu yu jotee ñu jox leen li nga xam ne yéen kaay moom la ñu xëy fësal yéen kaay groupe des médias la ñu koy tàmbalee mu di la tribune dafa ñëw ci njombe li nga xam ne moo tax ci week-end bi loxo dar gémmiñ ñàkkum kaaraange gi ci réew mi nee nañu comme yaramuk màggat foo ca laal day metti kenn sañatul génne maa ngi gis benn comédien bu nga xam ne dafa gàddu móol nee na léegi réew mi foofu la ñu toll booy dem génn léegi gàddu sa móol lekk en tout cas yéen kaay bi ñëw na ci bi ci mujj foofee sa Pikine du sax bi si mujj waaye nag gën na caa fës si week-end bi soxna si nga xam ne moo di Kiné Gaye ñu faat ko ci agence am ba nga xam ne fa la nekkoon di liggéey nee ñu nag ki ko faat xam nañu ko mu di ab collègue am Xaasim Ba nee nañ moom moo rey ki nga xam ne moom mooy Kiné Gaye la nga xam ne nag moom moo ko sookee mbirum koppar la Birahim Touré mi ngi ko doon wax sànq ndax waroon a ngénte rek bañ nag ni naan neexul ba neex waaye nekk gor dafa metti waaye nag loolu du excuse waroon na ngénte soxnaam tongol na ko laaj na ko peut-être mbuba mu cher greffage bu cher dàll yu cher comme ni ay moromam amu ko tax mu dem rey doomi jàmbur jël koppar ba joxe 500000 en tout cas yéen kaay bi ñëw na si moom jot na ngénte moom jot na ngénte ci dimanche bi en tout cas am na vidéo ma gis sax nit jot ko jotul ngénte samedi lañ ko arrêté samedi lañ ko arrêté wala non wala dimanche si samedi bi lañ ko arrêté kon ngénte li kon dafa avorté kon jotul ngénte ok en tout cas lu mu ci manti doon de dimanche bi la waroon ngénte moom soxna si moom moo mettroon la pression borom këram 28 ans xale bu ndaw seen ngénte taaw su ma juumul donc nag foofu la mujj rey ngir mën a am xar mu mu jënd peut-être xar mu tudd am entourage te tudd biir néeg am na de loolu moo tax entourage baax ak kilifa vraiment nga fekkoon mbokk yi yëg nañu dinañ ko teel a taxawu surtout kilifa mais boo amee mën nga am goro boo xam ne tam danaan laan dama ne demal sa jëkkër na la jox am na ko parce que mi ngi liggéey ci transfert d'argent pour ñoom ñi nekk banque am nañu xaalis. ji itam mën naa nekk ku bari titre ku incarné lu am kay am na si goro yoo xam ne dañ lay mettre la pression. mën nga doxaan takk di jaay jooma ñaaw koo xam ne sa am matul. waaw boo xoolee mën na nekk benn jaay taar benn mambay. loolu moom sénégalais la moom. bu soxla si 2 millions yi cëpp sa kaw. nga taaje boni. benn mambay taxaw fëgg sa buntu nga nekk ngénteel nu mu dee 3 millions war nga ko teg si table ji. en tout cas mu ngoog ayca ñu ñëwaat ci yéen a kaay groupe des médias dinaa ñëw parce que dañuy dem ci insécurité ba noppi doog a ñëw ci li nga xam ne moom mooy wàllum politique bi Xaasim Ba ci libération le baptême de l'horreur kay ndax nag ngénte li jàppale ne kon nag soxna si looloo sabab mu teg pression ki nga xam ne moom mooy borom këram ngir nag mu génne xaalis bar koo mën a jox mu ngénte ni ay moromam yéen a kaay bi di libération ñëw na ci alerte ñëw na ci également son collègue Xaasim Ba passe aux aveux kon nag dëggal na ko. moom koppar la bëggoon ngir génte doomam ci dimanche ji 2 millions la ñu fekk sa këram gannaaw ba ñu demee këram seet nañu. léegi xañ góor jabaram. bégal sa jabar. voilà quel paradoxal. ndeysaan rey jabaru jàmbur ngir sa doom. ngir bégal sa jabar doom moom du am doom ci àdduna. rey jabaru jàmbur ngir bégal sa jabar. mbégte mi fële naxar gi fii. source a dafa ñëw également ci li nga xam ne moom mooy coow li jëm ci li nga xam ne rek ma ñëw na ci insécurité mais également ñëw na ci yeewi nañ ci ñëw ak coow li ndax bari na ci lool bés comment Xaasim s'est planté li nga xam ne nag moo tax ñu jàpp Xaasim maanaam bi coow li jógee moom Xaasim si boppam dañu nemmeek incohérence ci ay waxam ba noppi it Xaasim ba mu defee njombe li ba noppi dafa delluwaat changer ay yére ñëwaat ci bërëb ba parce que foofu lay liggéeyee daal di nag gis mbir yi nee na comme nag ku jànnaxe yuuxu na crise na daan na suuf ñu yëkkati ko yóbbu Xaasim joué na fa film bu am solo waaye donc nag nit ñi gis nañ te souvent nag ni ñu koy faral di waxee njombe yi bu amee ki la koy def c'est parce que daf la xam te xam nga ne peut-être bu la bàyyee après nga dem di nga ko yoole moo tax ñu lay faat donc cette fois-ci mënees nañu wax ne bu ñu wax affaire de agresseur yaa ngi fi def li ñuy def waaye bii gën a bon mooy ki nga xam ne moo la xam ba pare rey la xam nga agresseur bi peut-être mën na la ñëw agressé jël sa yëf dem parce que xamoo ko xamu la day jël sa yëf dem boo résisté wul mën na la bàyyi nga dem donte loolu kenn rafetlu ko mais ki nga xam ne moo la xam dëkk ak yow liggéeyandoo ak yow sa collègue ñëw def la lu mu lay def nga xam ne xàmmee nga ko pare mu rey la bàyyi la fa booboo gën a yées nañ ci bàyyi xel si yarin bi la si jikko yi wala lu mu ci manti doon nañ ci bàyyi xel l'observateur ñëw na ci ay aveu yu nga xam ne moom Xaasim def na ko neen dama ko jam ci tànk bi mu yuuxu
ma continuer di ko jam ba ni mu seddee. après l'avoir tué le meurtrier dépose l'argent jël na xaalis bi daal di ko yóbbu këram changer ay yére daal di ñëwaat fii nga xam ne mel ni kuy doog a gis moom it néew bi jànnaxe moom it yuuxu na fa def na fa lu nekk. dafa yàgg seetaan. xaasin moom xeetu jam boobu sax boo xoolee am na loo xam ne peut-être lu doon nelaw si yow la boo yàggee seetaan crime district sama genre nga xam ne crime district rek lañu am na yoo xam ne day nelaw ci yow. non criminel. donc am na yoo xam ne dafay nelaw ci yow parce que tamit benn loo xam ne non nit bakken dafa fort nga tim nit di ko jamat c'est parce que peut-être am na lu doon nelaw jugé wu ñu kenn nag mais am na jénn doxalin yoo xam ne dafa doy waar quoi le baptême de son enfant moom moo waral coow li 200 000 seet nañu dem këram ak nag arme du crime yooyu yëpp yéenekaay bi ñëwaat na ca def ci ak taxaw seetlu waaye nag li yëngal réew mi jamono ji buñ delluwaatee tuuti ci li nga xam ne moom mooy la tribune bu ñu delluwaatee ci la tribune moo di Benno Bokk Yaakaar ak nag Yewwi Askan Wi doo moytuwul ñaar ñi daal législative bi dañu koy umpale alors finalement ils sont tous fautés donc ils ont tous fauté excusez-moi autant pour moi ils ont tous fauté donc mu jëm ci Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar saa su ne seen i liste ñëpp ñu ngi njort ne ñoom ñoo defal seen bopp seen erreur kenn defloo leen ñoom la ñooy responsable politique yi def nañ seen i liste erreur yi am na ñoom yi neen la seen cuisine interne nañu nangu ne def nañu erreur seen i liste boo xefee kenn du ko nangu fu mu nekk nag ñëpp ñoo ngi xippi seen i gët di xool 7 sages yi juróom-ñaari ngir nag ñu wax ñu lan la ñuy xaar loolu la yéenekaay bi ñëw le conseil constitutionnel face à l'histoire ñëpp nag nee nañu fu mu nekk nii ñoo ngi xippi seen i gët di xool juróom-ñaari sages yi pataas bu tàng bi nga xam ne moo tegu seen loxo Alioune Tine dikkaat na ci li nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany ndax dafa dem seeti ji les forces vives ngir na waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom mooy législative yi moom li ñu jàpp moo di les parrains invalidés ndax Bougane bi mu demee dañ na ko c'est yenn parrains yi baaxuñu matuñu vote wala mënuñu voter te alors que moom taxaw na en direct def point de presse am xamal leen ne ñii ñu nekkoon ay parrains yu invalide la ñoom ay yoo xam ne mën nañu dañ leen invalider ñooñu boo seetee ba ci biir mën nañu voter donc bel et bien des électeurs donc moom ci boppam yóbbu na recours am yaakaar na ne bu fekkee 7 sages yi wax nañu droit rek moom dinañ ko bàyyiwaat bu ñëwaat ci course bi. ñaan kan moom Bougane Gueye Dany. ok nee na moom fësal na li nga xam ne moom. moo tax ñu kale ko maanaam andi ay parrains yu ñu wax ne parrains yu ñu invalidé alors que moom prouvé na ne war na ne ñooñu ay électeurs lañu. les 7 sages bu ñu waxee le droit rek nañu jàppale kon mën na delluwaat ci course bi moom Bougane Gueye Dany ci législative yi lu mu ci manti doon jàppale ne kon les dessous de la mutation coow am na ci wala sax ñëpp jàpp nañu kon soo moytuwul chamboulement dana am ci magistrature bi waaye nag cafouillage et non respect du parrainage Yewwi Askan Wi au bord de l'invalidation Alioune Tine nag lu muy sàkk moo di ñu àndaaxum dal amaan na sax li gën moo di ñu bàyyi ñëpp rek ñu bokk ci li nga xam ne moom mooy élection Yewwi Benno waaye nag moom na mu ko waxee ay naataangoom tontu nañu ko de moom Alioune Tine ay naataangoom tontu nañu ko jëm ci li nga xam ne moom mooy liste yi Vox Populi Benno Bokk Yaakaar fait invalider la liste nationale de Yewwi Askan Wi Sonko et compagnie nee nañu nag dañuy investir benn même militante bu pure ñu def ko ci liste des suppléants waaye dugal ko ci titulaire yi benn militant bi benn tour bi. waaw la ñu dugal ci suppléants yi dugal ko ci titulaire yi waaye jàppale na it te kooku sax nee nañu dañ ko doon remplacer koo xam ne moins de 25 ans la am waaye Mimi Touré xam nga Ousmane Sonko dana woon bàyyi Mimi waaye moom it nee na ko bàyyi Sonko bàyyi tonto Sonko donc moom it tontu na ki nga xam ne moom mooy Mimi Touré tontu na Ousmane Sonko waa Aar Sénégal nee nañu nañ leen sa kaccat Sénégal fii amul kumba am ndey kumba amul ndey. def ngeen seen erreur Yewwi Benno jàpp leen si yàlla te muñ te xam ne mënu leen bokk te bàyyi ñi mën a dem ñoom respecté nañu parrainage bi wax ji de respecté nañu lu ñuy digle matal nañu sëkk nañ leen bàyyi ñu dem seen i législative ñii nga xam ne nag saa waay ñoo defal kenn seexalu leen lem ñoom ñoo defal seen i liste ñoo làq tëju defal seen i liste ñoo juum seen juum waaw ngeen a juum seen ak juum bëgg na juum dimanche jël 43 44 def ko jigéen waa Benno waaw nañu taaji boo ni comme liste Dakar ni mu taaji boo liste bu respecté wul parité fi amul yoon amul médiation parce que bi mu dalee waa Yewwi Askan Wi dañ leen tensé ba mu saf parce que nit mënut a xalaat ngay juum ci liste Dakar nañu waxante dëgg nag baaga yëgoo la léegi nag ñoom itam c'est que question bi may posé mooy masque yay tombé ji ba léegi ci laa nekk Yacine masque yaa ngi wadd ba léegi liste nationale
coalition Benno Bokk Yaakaar liste nationale je dis bien forclos ci ay jaawale ay nit tegale ñaari jigéen am na lu ñuy joué. liste nationale. par mouvance présidentielle. est-ce que bëgg nañoo dem élection waaye askan wi nee nañu. daañu dem élection par la force. ku demul toogal. en tout cas Aar Sénégal loolu la wax nee nañu. daañu dem élection de. daaxuñu reculé wuñu. bari yëngu ma la waxoon premier jour. ba tey man Diop génn ma ci. da nga am lu la leer. ba mu masque yi tombé. en tout cas yéen kaay bi ñëw na si Aar Sénégal nee nañu élection yi ak fii amul combine bëre amul baare yëgoo élection yi dañu koy tëgg. ñii mën a bokk ñii bokk ñoo xam seen ak jumte kenn du ko partagé. Massaly lancé na li nga xam ne rek moom mooy union pour une nouvelle république moom Massaly bu Thiès benn dëkk ñaari gaar en tout cas. ba tey ci li nga xam ne rek moom mooy législative yi la grosse bourde qui risque d'invalider la liste de Yewwi mooy kaaw Fama Mbeng ak nag erreur bi ñu def ci Anta Touré jëm ci waa PUR Benoît Sambou nee na liste bu Yewwi moom matul donc kenn mënu ko recevoir donc invalide lay nekkoon. bu bennoo nag. invalidé dañu koy invalidé. bu bennoo nag waa Yewwi Askan Wi dégagé nañu en tous et assure que ñoom seen liste baax na waa Aar Sénégal ñu ngay dànxaafu nee na fii amul baara yëgoo amul combine bëre. ñii mën a bëri rek ñooy dem te ñii mën a bëri mooy ñi matle donc ñi matle lan ñu dem ñi matlewul toog liñ naan mandee sa gën boo naanee boo mandee demal tëri bu yàqal ñi mandeegul waaw ñoom mandi nañu koy ba tërëf ah dañoo mandi ba tërëf waaw dañ dem tëddi bu ñu yàqal ñi naanagul ñoom aarax ñoom seen mandeeguñu dañ leen bàyyi ñu dox nànk jubal assemblée nationale dañ waxante dëgg nag bu ñu yàqalee fi jàmbur bu ñu yàq xewu jàmbur bi comme te léegi xew yi boo xefee dañ lay mettre la pression ba nga dem sàcc ji rey ji ñoom it bu ñu rey ji nit ak ay signature dañ waxante dëgg nag alerte dafa ñëw ci lu am solo gannaaw ba mu ñëw ci faatuka bakken gi Massaly lancé na li nga xam ne moom mooy kiiwam waaye nag kii di Habib Niang dafa defati ndax dafa jël benn quartier bu ñuy wax nag Ndiobène mi ngi féete sa waxi naan Nimzaat depuis 25 ans ñu nekk si utum këyit daaneel nañu seen i kër rasé nañu ko askan wa dëkk fa quartier Plantation lañ ko doon woowee waaye nag moom bi ñu fëggee ay buntam fexe na ba ñooñu lu toll ci 400 boo jox na leen ko fu mu nekk nii borom kër yi bu ñu tëddee mën nañ nelaw ndax nag mënuñu woon nelaw ba yàndoor ndax ñàkkum këyit nee nañu wër nañu fu nekk 25 ans gannaaw ba ñu daanelee seen i kër moom nag bu ñu fëggee buntam moom Habib Niang si la jokkoo ak président bi peut-être certainement ñu ngi si war a jokkool lijjanti na ko ba ñooñu am nañu seen i kër teral également si la ñëw Habib Niang remet 400 baux à des chefs de famille donc lu toll si ñeenti téeméer ci ay këyit yu nga xam ne mooy yoonal mooy régulariser seen ak dëkkin sa cité Ndiobène wax naan Nimzaat jot nañu seen i këyit bu nekkoon mbégte lépp lu nga xam ne nag moo ci waroon nekk ni koppar nee nañu dañ leen ko may gratuitement ñu ñëw ci sunu lamb Yacine ban heure a jot. jot nañu kay 8h03 jot na moom. 8h03 alors sunu lamb dafa ñëw ci Tapha Tine Ama Baldé Modou Lo Ama Baldé nag moom dañu ko laaj diggante Tapha Tine ak Lac de Guiers 2 mu ne wax fa dëgg neex yàlla nag dinaa signé contrat ci lu yàggul dara te sax sama yaram mooy laaj Lac de Guiers 2 depuis 2012. wax loolu. Tafa yaramam moo koy laaj quoi moom dafa war a mën a bëre quoi te moom la sa laaj xam nga nag Tafa ñoo bokk xombal maa moom damay sot waaw am naa ay mbët tëngeej nag waaw am naa ay mbët tëngeej en dualité c'est un grand champion voilà Tapha Tine en tout cas daas na fanaana te nee na nag dana signé contrat si lu yàggul dara nañu waxante dëgg léegi nag insécurité bi en attendant jël leen si ay matukaay fii bi fi Covid bi duggee kenn sañul génn ndax force de l'ordre yi ngay dajal ci mbedd mi ku génn ñuy làpp-làppal la nga dugg waaye ñooñu ñu gisoon si durant couvre-feu bi yooyu nañ leen génnaat ci mbedd mi wala dañ leen di bàyyi ci camp yi rek ñu tëdd di nelaw. mais bu ñu leen génnee fi ne Sénégalais yi demandé kaaraange ñooy am soxla bëgg koo doxi ñëwaat fii di dénoncer ni dañ ma arrêté. te seulement sax Sénégal yi la daanum dajul suuf. ba pare sax alors il faut ñu nangu leen nag. ñii di rey sax mooy ñi dëkk ak yow. xam nga kii rey ndaw si nii mënoo ko woon a xalaat ne agresseur la. te puis fu mu ko rey na ko ba pare te nit ñi yëguñu. rey na ko ba waaye léegi ka nekk Maroc nag ki jëkkëram rey. jëkkëram rey ko kooku itam mënoo xam ne agresseur dafa yaakaar ni jabar ji da koy trompé. mais amul taxul mu am na ko fase mais amul droit rey ko ci kanamu doom. man su ma amee jeexi jaaxa si yow dama lay fase nga dem. yaakaar naa ni ñu bëri war nañ dem. lu la metti ba nga rey dal na nit ñi parce que ay malade mental bëri nañ ci dëkk attention non c'est vrai bi c'est vrai dañu foog nañ ñi dof mooy kii simmee ku def taat nañ ci mbedd di dem si ay psychologue wala psychiatre da leen xool seen bopp xam parce nga que en fait stress rek non du question stress ak gis nga dans tout être humain y a une partie animale animal xam nga lan mooy dindi partie animale boobu ci nit ki lu bari la
diine mu ngi ci kilifa mu ngi ci yar mu ngi ci mais ci doomu aadama boo gis am na lu ñu naan lenn luy nelaw ci moom lay nelaw ci moom nag lay tax ba du yeewu mooy diine mooy yar mooy yeneen ak yeneen yoo xamee ni mooy société waaye bu ñu jëlee léegi ñun suñu culture ñu jël ko teg ko fële jël culture tubaab bi xam nga yaay wax léegi naan film nangam am na ñoo xam ne léegi dañoo seetaan film nekk ci site internet bi ba jàpp ni ñoom léegi jeune homme ba ci film bi ñoom la mooy indi lu bari nag. mën ngaa dem. Yacine damay dem ci ñetti nit la ñu rey vendredi samedi dimanche VSD bu nekk ak kenn ku ñuy rey mu nekk nag ñàkk kaaraange gu doy waar bi ci gën a doy waar di soxna si Fatou Kiné Gaye superviseur am mook sàkkal pexe loolu ngi am ci Pikine Rue 10 lu jëm ci wàllu boobee rek kon ubbi nañ ci benn enquête. wax ci leneen tënk rek ci exploitation wu gaz bi am ci Sénégal 2023 président Macky Sall moo ko annoncé du toll ci $2 milliards rek yow la $2 millions ak genn wàll ci wàllu tonnu gaz des na ko génne ci Sénégal at bu nekk loolee di ay xemmemteefam te it nag daal dina koy annoncé wàllu politique ñu ngi xaar décision bu juróom-ñaari sages yu conseil constitutionnel nga xamante ni bi ku ne da ngaa kalaamee sa morom tey xaar cëppaandawi dogal bi bàyyeeko ci ñoom muy conseil constitutionnel ku nekk di tuumal ka ci des liste bu matul ak di ko dammi laafam ngir mu bañ a bokk ci élection sport dinañ ci ànd ak Baye Mantam boobu yéen a kaay Mantoulaye ci bundooy faram fàcce gi ak